Dakar Buzz di leen jaajëfal ci teewlu bi tey nag ñu ngi fii Saly nekk ak Pape Thione mu am projet bu mag boo xam ne dina convier askanu Sénégal ak àdduna ak li ko war loo xam ne nag lim bi takku na lool toll na ci 60 et quelques clips yoo xam ne war na ko def moom nag commencé na li nga xam ne mooy fii ci Saly dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyoo Pape Thione ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax sama doom. ñu ngi lay jaajëfal ci dalal bi di la masawu coono. merci beaucoup merci beaucoup. ni ma ko waxee léegi benn projet moo la andi fii Saly nga war a tourner li nga xam ne mooy ay clip est-ce que mën nga wax ñu ngi seetaan projet bi naka la tëddee. waaw d'abord li ma indi Saly mooy que objectif bi ñu visé mooy en 15 jours wala 13 ñu tourner ci 30 clips li waral loolu mooy que je suis un peu en retard par rapport à ceux qui ont chanté et tourné leurs clips pour ma xaw a nekk au diapason ak ñoom il faut que ma am benn lot de clips au moins comme bu ànd ak dogal suñu borom li ñuy déggoo ak l'union des marchands ambulants du Sénégal mooy que clip yi génn 3 semaines après la Korité xam naa nag mën naa mu am tuuti retard parce que à cause des clips mais c'est toujours dans le même ba canevas rek du problème xam naa bu ñuy rawante du weesu ay 2 semaines peut-être inchallah rabbi l'ensemble des clips nag font 960 et quelques parce que artistes yi woy yëpp bu ku nekk amee benn clip lay nekk loolu mais ku nekk 3 clips nga war a am droit voilà projet bi moo tudd la CEDEAO en chœur c'est ça. après est-ce que liggéey bi métti bi ñu fi wax léegi bari na te gis nañu ne musique ak yooyu day xaw a kii est-ce que liggéey bi métti bu fond yi ñu ngi fekk xam nañu ku wax wàllu clip day wax wàllu koppar ak yooyu est-ce que lépp jàppandi na. xam nga méttitu liggéey bi boo ko xoolee ci yow démb bi nga ñëwee defe naa yaa ngi agsi ay booru di 19 heures ñu ngi tëdd 2h30 du matin toogaay bi yàgg na mais ci liggéey bi la bokk donc déjà yow jot ngaa ñam parce que maa la mujj yërëm ne kii ni nga ko yóbbu mu dem tëddi alors donc métit bi moom foo ko natt weesu na ko mais nag c'est comme ça ci wàllu coût bi effectivement ça a un coût parce que déplacer 30 et quelques personnes de Dakar à Saly yor hébergement bi ak nourriture bi c'est pas des bonbons c'est pas des bonbons mais ki la nekk ki la bokk on n'a pas le choix ensuite j'ai toujours dit que le coût du projet man amuma ko mais yàlla am na ko. waaw yàlla am na lépp. ah bu ñu ko doon xayma rek instant yii bi ñu naan ñaata million wala ñaata lay nekk ci koppar. non pour le moment xayma bi gars yi bind nañ ko ci ay kayit ba ne chiffre temps mooy def projet bi yëpp ak la tournée mondiale mais amuñu loolu nag mais ñun dañuy def li ñuy wax maanaam koccal koccal ndànk soo woyaay ne benn ñeent fukki junni nga def ko foo xam ne dina mën a jël ñeent fukki junni noonu lañ ko démarré ba fi mu nekk nii bon xaw nañ ko sori alhamdulilah. kon daal mën nañu wax ne fi mu nekk nii projet bi mu ngi en cours te lépp jàppandi na. non lépp jàppandiwul ndax financement bi jàppandiwul mais départ bi jàppandi na. ñu ngi soox ndànk-ndànk. d'accord voilà yan sonorité lañu mën a xaar ci li nga xam ne mooy musique bi nga nar a andi. toutes les sonorités de l'Afrique parce que dëkk bu nekk ak ay son ak façon bi ñuy woyee c'est ça qui fait le charme du projet. dëgg la. et c'est ce qu'a compris le président Macky Sall. parce que tegal nañ ko ay versions il a bien compris. moom dégg na version yi lu mu ci wax. nee na il était fier que ce projet vienne d'un Sénégalais. et gouvernement bu Sénégal dinañ ci jàpp parce que c'est un honneur voilà. d'accord Pape Thione lan moo tax nga xaar ba action bi nga doog a dugg ci biir projet bi xam nañu musique moom wax dëgg yàlla bu ñu koy wax ci Sénégal ak àdduna lu ne def nga ko fii wax naa ko sànq kenn dootu la présenté mais lan moo tax nga xaar ba moment bii nga doog a andi bii le projet. coow li passé moo ma xelal pour mu ubbi projet bi lii bind naa ko il y a 4 ans mais comme coow li passé nii dafa am wax ju bari yu ci sosu ah ma jàpp ci sama xel ne ñi ma ko def ba créer ma coow bi xaw ma fu ñu nekk bu fekkee ne dama leen déranger woon artistiquement
ah kon am nañu xew ndax dinaa leen wan ne ba léegi je suis un artiste moo tax may insister di woy naan je suis un artiste. waaw yaa ngi koy wax ci parole yi. waaw te woy boobu moo tudd l'artiste waaw. kon loolu moo la inspiré. ba ma ubbi ko. ubbi projet bi boole ci waa Afrique yëpp. kon daal waa Afrique yëpp a ngi ci. xëy na ñoom sax ñu ngi ci biir sax sans pour autant ma xam ko. d'accord Papa Thione yow yaay papa Wally Seck yow yaa yore woon Ramadane ñëpp xam nañ ko te de gis nañu bu Wally ji way it waa Ramadane ñuy ñëw ñu bari ñuy wax ne Papa Thione dafa jël Ramadane jaay ko Wally Seck wala déet. jaay c'est trop osé ki waxu jaay moom kooku wax na wax bu tilim wax bu xasaw bu ënn parce que Ramadane maa ko moom. maa ko créé boobu temps Wally juddoogul. Wally ci xaalisu Ramadane lañ ko ngéntee alors donc bu yàlla defee jamono di dox ba Wally màgg bay woy ba mën a gérer le Ramadane sant yàlla mënta weesu loolu bés bu ne mën a Wally dina ko tooñ nan ko yow bu nit ñi dee julli juróomi waxtu yow vay nga war a julli parce que yow yàlla dafa def daraan nakkale noo xam ne da ngay ñëw fekk lépp pare nga jël donc te ñëpp amuñu chance boobu nag mais yàlla moo ko jagleel parce que ku ne mën ngaa woot lu ne mais yàlla mooy joxe chance yàlla ko téyel boppam jox ko kenn donc moom comme ni ma koy draay naan ko yow bayre jën nga yor nga boole bu bukki ak bu jën parce que fu koñ bu mu dugg bu koñ ba màbb tu comprends mais jaayuma ko Ramadane non Wally moo jox naa ko lengay Ramadane mais pas jaay. ñu ñëw un peu ci mbiru penc bi xamoon na ne amoon na coow loo xam ni am na ci bañ naan dina génn ak du génn Papa Thione dafa ànd ak promoteur bi yow nga andi ci ay leeral fu coow li toll est-ce que léegi lépp revenir na au normal. décision tribunal bi la ñuy xaar parce que penc mi bi ma koy jël def naa ci xaalis bu takku. bu ñu demee ba ñu amoon coowal bis ba déggoo ba signéwaat beneen contrat par exemple yow ñu signéwaat beneen contrat te yaa ma luyee penc mi contrat bi ñu resigné lépp nga ci oto di ci fayeeku location lebaat ci xaalis boo toogee ba mu neex la nga ne contrat boobu baaxul yow ku yebaate nga. kon daal yëpp penc mi bu ñu la déggee mi ngi ci loxoy yoon ngay toog di xaar. waaw parce que li ma la wax nii. noonu la demee c'est tellement simple. gis nga ñeneen ñoo xam ne xëy na ñoo ëpp xaalis bëgg nga seeñu feneen xaaral ma génnee Thione parce que amoon nañu mbis mais mbis boobu réglé nañ ko ba toog waxtaan. ba resigné waat non. mooy problème de contrat. waaw mooy retardu 3 mois la sax yi ñu amoon parce que nous étions en tournée européenne loolu la mais contrat boo resigné et puis sous seing privé nga xam ne moo gën a valable sax lu ñu tapé sur une machine lii c'est sous seing privé écrit à la main boo demee ba di ki leb oto leb ci xaalis di ci fayee ko ba fi ñu nekk contrat bu leer la daal. ba avant coow liy jóg nga xëy ne boobu contrat baaxul ah yow de moom ku yebaate nga léegi nag dernier recours bi c'est entre les mains du tribunal ñu ngi xaar ñoom ñu di jël seen décision. ñu daal di tranché. waaw incha allah. d'accord Papa Thione sa relation ak jeune artistes yi ñu bari di nga leen xelal di nga leen coacher ku ci mel ne am na ku ñu doon gis muy way muy Mariama Ba ban relation ngeen am ak ci liggéey bi naka la seen relation demee. Mariama sama doom la et puis Mariama moom nee na man maa ko dugal ci way bëgg Thione Seck moo tax moo tax muy way moom tam way na Mariama ci projet bi la bokk. ba mu ci projet bi léegi. waaw ndeysaan sama doom ju baax la walaay ndeysaan. d'accord Papa Thione du ñu la invité te duñu waxtaan ci coow li nga xam ne daloon na la ñu la koy masawu. Papa Thione mbir mi bari woon na coow li bari woon na trop tamit nan nga ko dundee woon ak ban état d'âme nga nekkoon. subir naa lynchage presse ak ni ñuy déformer ay yëf yéen non yéen moom vraiment. papa du ñëpp nag. yéen moom xam naa ne moom non bu yemal xiyaamee
bañ ne ñi ngeen la ñu leen la presse bañ ne leen ba taxawee leen ne parce que yéen moom da ngeen di déformer ay am alors que demewul noonu vous dites n'importe quoi sans vérifier daal bon mais man miis naa loolu nag ci yéen la presse moom mais quand même la presse ne m'a pas soutenu c'est ce que j'ai pas compris. dañu la bàyyi daal. Elle ne m'a pas soutenu parce que j'ai crié haut et fort que j'étais victime d'un complot ñoom mën nañ ma jàppale pour jéem a xool complot boobu fan la jógee et le pourquoi. mais est-ce que yow tam daguma la est-ce que yow tamit mayoon nga leen bunt ba ñu mën a ñëw. naka lay maye bunt naka lay maye bunt man ñu ngi ma téye benn place. maa ngi toog soo may seet si yow këyit ngay am ci tribunal pour man ma seet. naka lay maye ça va pas non. man maa nga fële ñu tëj rap. mais amoon nga ay preuves yoo xam ne maanaam boo batlewee wala nga ne di defal ma lii daañu. Ça ne se passe pas comme ça quand tu es en prison il faut que tu respectes les règles de la prison. amoo droit bind kayit amoo droit génne ay messages non loolu ça c'est interdit. noo ko dundee woon. xanaa muñ rek muñ moo fi sës te xam ne yàlla moo ma teg bi nattu le vin est tiré muñ voilà c'est tout. mais def nga cri de cœur tam jour bi nga xam ne tribunal relaxé na la ngay wax ak tribunal def nga cri de cœur ci buntu tribunal bi. mais je n'ai jamais fabriqué des faux billets moi xaw ma sax naka lañ koy defee mësuma ko def te du ma ko def te gisuma pourquoi ma koy def xanaa lu ma defal bi ma nekkee xale lu ma bàyyi ba am 64 ans bay dugg 65e nan ma ça va pas non je n'ai jamais fait ça. jamais mais yow lan nga yaakaar ak kan nga yaakaar moo la wala yàpp yow Papa Thione ba def loolu taxal ci sa der. mais xam nga aw ma bëtu kanam ak yu ginnaaw donc ainsi va le monde donc mënuma xam kan la su ma ko xamoon mu neex su ma ko xamoon. non kon dina am riir su ma ko amoon non géwél yëpp lay wax ñu topp sama ginnaaw. ñu dem ba ca moom. su ma ko xamoon ko tama du ko ay buum de lay la coow lii mu ma yóbbee nii ah non ça va non man yàq nañ sama tur yàq sama der ma famille en a souffert man waxi noppi samay fan samay xarit coow li bari lool qu'est-ce que je fais man di fabriquer ay faux billets ça va pas non. mais sa diggante ak Djité ñu bari ump na leen bien que xam nañ ko yéen a bokkul problème. Djité a bel et bien dit que kii maa ko doon jéem a approché pour man ko escroquer comme tout le monde il l'a dit à la gendarmerie maa ngi toog il l'a dit au juge kii ngente yoonam nekku ci wax na leen ko. kon daal dafa jógoon pour escroquer rek foofu ñu boole leen yéen ñaar ñëpp yóbbu. ma ne il l'a dit. c'est pas moi qui l'ai dit moom moo ko wax donc j'ai pas compris et je comprendrai jamais xam naa ne même jusque dans ma tombe je comprendrai pas. d'accord bu ñu waxee ne nag yow la ñuy dalal dañoo dem seeti quelques sénégalais ñoom ñu ne mënuñoo jot ci yow waaye comme ñun ñu ngi ñëw ci yow ñu daal di yóbbante ñoom tam am ay questions yoo xam ne ñu la koy laaj léegi dañ la koy tegal rek nga daal di koy seetaan ñaar la ba ci ñett rek. amul problème. question yoo xam ne dinaa ko laaj benn bi mooy. le fait que moom mu nekk ci art bi ak Wally Seck nekk ci art bi moom nan la koy dundee boobu mooy première question bi deuxième question bi est-ce que Thione Seck pare na pour bàyyi musique troisième question bi Thione Seck lan la viser Wally Seck maanaam dans son avenir. ni mu demee nii dama ciy sant yàlla lool na Wally nekk gauche ma nekk droite mu mel ni maanaam nopp gauche ak nopp droit ah Wally di bomb fële may bomb fee waaw ñu ngi daje parce que xam naa ne suñu borom la namm mu may ma doom yoo xam ne pour man football moo ko intéressé woon ndekete yoo ooy lay mujjee na ko bomb fële acca Wally bombal gauche may bomb droite yaa ngi dégg waaw kooku moom noonu laa ko tontu ne ko su ma paree ci projet bi noo xoolal di nga xam ne que mën naa bomb. kon daal Papa Thione pareegul pour bàyyi bomb daal. damay bomb. ba mu saw bu soobee yàlla. d'accord muy laaj tam lan ngay viser pour Wally Seck.
li ma koy viser kay mooy maanaam mu bañ a teggi tànk yoon bi mu jël nii baax na ni muy séqe ak doomu aadama yi maa ngi ciy sant yàlla ni muy dimbali ay néew gi doole alhamdulillahi rabbil alamin yàlla may na ko xol bu rafet xol bu rëy Wally donc moom il est comme ça moom li mu néeg a may man moom du ma ko def wax dëgg yàlla mais Wally c'est Wally ñaanal ko rek mu gudd fan bañ a wàcc yoon bi te am na wax bu ma ko wax moom la ma sama baay waxoon bu fekkee ne seytaane mënu ko ba mu góorgóorlu naanul sangara kartul xaalis ñag boppam ba moytu maanaam xale yu jigéen yi maanaam ceeb bu sew bi non kenn du ko yërëm bu soobee yàlla. Inch'Allah. Voilà. D'accord ñu déglu keneen. Thione Seck li ma koy wax mooy am na fi problème jugé nañ ko génnee nañ ko ñii ne set nañ ñii ne setul pour la prochaine fois xam nga affaire de faux billets moom dafa sew pour la prochaine fois moom mu bàyyi ci xelam bu baax xool ñi muy jëflante ak ñi muy dugalanteel man de bu ma jàkkaarloo woon ak moom loolu laa koy wax. ne ko maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm c'est que xam nga dund nit accident mënu cee ñàkk man ñi ma nax affaire contrat lañ ko jaare te loolu mooy sama métier te loolu lay ñaan artiste bu ne da ngay ñaan contrat yi ñëw ngay am ay proposition xëy na bu ñu ko jaaroon feneen mën nañ ma bañ a nax mais dama ko considéré comme accident de travail loo xam ne mën naa dal ku ne mais maa fii maa ngi lay gërëm di la sant waaye dara la sam xel sa papa Thione mësut a defar faux billet xamul nu ñu koy defaree amul machine bu koy defar te du àndul ak kenn ko xam ne da koy defar. D'accord ñu déglu kii. Papa Thione moom day doon yee nit ñi ci àdduna way neex doon way waaye nag li ñu wax du hasard ndax fi mu toll nii doom Wally remplacé na ko moo ngi nii moom laay déglu nii sax saa yi ma ko tegee may bég kon ba tey kon mu may fàttali Papa Thione waaw. yàlla rek mooy li ma wax rek maanaam guy gi bu jur na guy. Thione Seck woy na lépp looy xalaat Thione Seck woy na ko foo dem rek fekk nga ma laal ko wala ku ko mënti laal it fekk nga ma boo ñëwee da nga ma fa fekk ma toog loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax te li ma woy yëpp maa ko moom ki sama xoox bi la jógee alors donc bu fekkee ne yàlla may na ma doom ji woy comme man déjà ñoo niroo voix moo la dàqale tuuti nag. ba tey may naa ko waaw donc yàlla def ko ci xolu nit ñi man lu ma yàlla deseel dara donc sant yàlla rek laay def bay ndakkase. D'accord. ay booy bi jël contrat am parce que par rapport ak contrat bi mu jëloon moo gën cës dama ko doon xool si internet doon ko suivre bu baax a baax amoon ci lu ma ci metti lool parce que gën cës dafa nekkoon booy bu ma nawoon bu nekkoon ci milieu bi di dóor waar ñu defoon ko benn kii nag moo xam ne dafa demoon ba justice doon naa dégg kii bi yëpp ma doon ko laaj moog justice bi lan la mujjee et puis ba xam booy bi fay na booy bi xaalisam am déet quoi doon ko laaj ba xam moog booy bi fan lañu mujjee daal ndax après dégg naa gis Kinshasa def benn sortie daal di relater fee yëpp ni mu demee mais à ce qui paraît Thione Seck mu am tort quoi ci côté boobu noonu boobu léegi nag moom déggaatuñ mu wax ci dara moo ko doon laaj ci loolu noonu lan la ci am pour waxat ci daal. waaw keneen ki moom sa question bu mu laajte mooy sa problème ak Guinthess gisoon na ngeen xaw a dem am ay problème contrat ak yooyu bañ na da nga ko amee xaalis ba fi nekk ci yoon fu mbir mi toll. problème mu Guinthess man sax j'ai pas compris ndax yow su fekkee ne yow yaay ki nga xam ne yaa yónni Guinthess ne ko demal Sénégal nga signé ma contrat ak Papa Thione yow yaa ko yónni mu ñëw ñu signé contrat rapport yi ma am ak moom ma defal ko prix bu ndaw nga wàññi ko daal. barke sëñ Bamba bi Wally gisee montagne bi dafa tiit ne fan la kii jaar ba man ma nangul ko lii ok signé nañu contrat bi mais pour contrat bi am moom dafay sukkandiku ci contrat wu Gambien yi parce que Gambien yi ñoo yóbbu orchestre bi ba Amérique Guinthess amul moyen jël fii tout un groupe de 16 personnes pour yóbbu leen Amérique il n'a pas ces moyens là te moom dañ ko yebal
kon moom intermédiaire la ci mbir mi. ok léegi ki nga xam ne moo ko yebal moom xam na ne orchestre bi dafay dem Amérique ak Canada ba sorantewul mu bëgg a profité ci contrat wu jàmbur pour signer contrat bu ko indil orchestre bi Amérique Canada loolu ça se fait depuis ay années loolu c'est comme ça que ça se passe mais il faut que ñu basé wu ci contrat wu ñële seen contrat mu ngi jeex telle date la semaine qui suit man laa signé pour Guinchess. Je reconnais que les Gambiens ont tout fait pour que bosam bañ am ça je reconnais mais contrat boo xam ne on n'a pas eu le temps de déposer des visas nel benn ñaareel ba amuñu visa ñaar ñetteel ba on n'a pas fait le voyage muy ñett ñeenteel ba Guinchess hébergé wul kenn personne hébergé wul kenn ci benn hôtel il y a pas eu de concert il y a pas eu de billet d'avion il y a pas eu de déplacement mais Guinchess kan la yàpp ba naan nañ ko fay ay frais mu jëwul amul visa frais visa amul billet d'avion amul hôtel amul dara. mais ci contrat bi est-ce que jotoon naa dugal dara. non ma ñëw rek entre temps ki nga xam ne moo ko yónni woon muy yow am nga problème ak moom nga dagg sa billet jógee ba Canada ñëw ba sama kër ne ma Papa Thione man maa yebaloon Guinchess mu signé contrat bii contrat bi c'est au nom de Jolof Traiteur Edmond Sadio moom Jolof Traiteur moo am nationalité canadienne bu ko permettre mu mën a def ay spectacle au Canada il faut que les choses soient très claires yow boo ñëwee yow mi ko yebaloon ne ma léegi man sama xaalis laa jël si ndax bàyyi naa affaire ba Guinchess daf maa def lii ak lii ak lii ak lii je vais plus travailler avec lui ma ne la d'accord mais mais par respect à lui may ma bokk ma woo ko sax mu fekk bu ñu lay delloo xaalis bi contrat bi sa turu société moo ki nekk yow d'accord turu Guinchess bu ngi ci ginnaaw wan nga ma reçu yi nga xam ne yow moom nga envoyé xaalis Guinchess bu mu joxe avance bi fii je l'ai reçu contrat wu salle bi wan nga ma ko yow sa tur la nekk xaalis bi ñu avance ki salle bi yow yaa ko joxe yow ci sa compte lañ ko jëlee Guinchess joxewul 100 francs leer na waaye yow boo ñëwee ne ma bàyyi naa ko avance bi nga fi jote woon joxe woon ne moom ngay jël si ma ne la may ma woo Guinchess par respect mu fekk ko ma wax sama doom bi Mouhamed na ko woo mu ñëw bi mu ñëwee dafa dugg si rek saaga la yow saaga ña fa ñaari boy yi fa nekkoon ma Diop et sa secrétaire il les a traités de fumier xaw ma lan ba coow bëgg a jub ci néeg bi ñu jàpp ko génn ko néeg bi parce que bëgguñu woon ñu fa xeex comme kii maa ngi koy cëral moom mu dugg si rek indi fi boucan scandale kii il n'a rien compris ma ne la am jëlal sa xaalis mu ne pourquoi ma jox la xaalis bi yow. te kayit bi tuuti ki nga jox xaalis bi moo ci waaw moom laa ko waroon jox lii de mooy coow li. d'accord loolu leer na Papa. donc na nit ñi comprendre bu baax ce qui s'est passé man soxlawu ma xaalis yu Guinchess ku dul Guinchess sax soxlawu ma xaalisam Guinchess naxuñu ko defuñu ko dara le contrat s'est déroulé ainsi la mu séq ak yow nag ba wóolootoo ko c'est entre vous la mu séq ak yow ba jël say oto xaw ma lan c'est entre vous la mu séq ak yow ba daan jël ci sa keesu tiroiru restaurant c'est entre vous mais il faut que les choses soient claires man ku dul Guinchess sax waxuma la Guinchess xaw ma gintee xaw ma cere ndawal xam nga je veux que mu clair man soxlaw ma dërëmu Guinchess. d'accord Papa Thione loolu leer na ñu déglu voilà dernière question bi. comme yàlla def na ne li mu war a am ci musique lépp am na ko na retraité rek bàyyi Wally yeggali quoi waaw yàqu ci dara moom na sant yàlla comme am na lu jaaroon ci moom ñoo xam ne ñëpp dañ ko war yàlla fayee ko benn doom boo xam ne askanu Sénégal yëpp bëgg nañ ko
kooku na ko sante yàlla suñu borom xam nga bàyyi Wally yeggali parce que Wally moo dugg ci xolu Sénégalais li muy way tegu na ci yoon xam nga nit ñi bëgg nañ ko la reste que lépp donc ay détails na bàyyi doomam yeggali quoi mu jël la ngay jox voilà loolu daal mooy wax ji quoi. kii moo nekkoon dernière question kii moom pro Wally la moom nee na Wally li muy way yëpp dugg na ci xolu Sénégalais yi nañ ko bàyyi mu eggali. waaw kii de li ma wax rek la. moom la répété. dama ne maa ngi sant yàlla bi ma yàlla joxee doom joo xam ne mu ngi way comme man. ñu nuroo voix yàlla def ko ci xolu ba Sénégalais yi. jël naa leen ngay raam daan jox ko. kon moom dafa répété rek li ma wax. d'accord Papa Thione gis na ñu ngi jëm ci CAN bi Lions yi moom wax dëgg yàlla wayoon nga leen ñaaxoon nga leen loo leen di pareel pour CAN bi di ñëw. pour dire vrai bindaguma dara ci ñoom ci affaire CAN bi wax dëgg yàlla parce que maa ngi ci projet bi. moom laa gën a imprégné wu moo jël sama temps. waxuma ne du ma ko def mais su fekkee ne xaj na ci je vais le refaire. amul problème. d'accord Papa Thione est-ce que mën nañ koo xaar mu dugg ci li nga xam ne mooy politique. politique nag defe naa ne ku mel ni man pareegul pour def ko parce que j'ai compris qu'en politique di nga yegg moment boo xam ne tu vas fusiller tes propres amis avant ngay fàdd say adversaire loolu gis naa ko ci politique. gis naa tam ci politique nit wax ba waat revenir ci gis naa tam ci politique nga digga loo xam ne wóor na la nekk lii ma mënul nekk. wala doo ko def bon donc. néew ma du ma nekk politicien yàlla rek moo xam mais pour le moment nii non ça n'a jamais effleuré mon esprit. d'accord sa relation ak artistes yi Sénégal naka la tëddee. sant yàlla bu baax bañ ndakasa am naa jàmm ak ñëpp benn concurrent bu naturel la gars yi créé woon muy Thione Seck Youssou Ndour te léegi maa ngi moom déggoo nañu. léegi on a compris. kon mën nañu xaar Bercy bu amaatee Papa Thione delluwaat fa. pourquoi pas mën na nag. Papa Thione xale yi nga xam ne nag ñu ngi ci way te icône nga ñu ngi lay seetaan lan nga leen di wax. conseil bi ma leen di jox mooy ñuy gëstu ci texte parce que texte c'est très important ci chant texte moo yor chant texte moo lay permettre génération bu mënti ñëw fekk fa texte ba di ko dund xam nga man li ma woy yëpp mën na dem sur plusieurs ba génération parce que texte yi la te du fi jóg alors. je t'aime mon amour ma chérie mon chéri nanga yooyu yëpp c'est bien beau yaay sama xol yaay sama ba kërik karek c'est bien ndax ci bagage yi la bokk waaye nag buñ ci focaliser trop am na thème yoo xam ne moo ëpp importance yooyu. d'accord Papa Thione li nga sol nii macha allah rafet na muy sa yan sànq sax maa ngi naan papa solooti na ñu gis ne defoon na polémique ba tey nga solaat ko doo ko décrypter tuuti. xam nga man dama nekk ku xaw a dëgër bopp. surtout su ma wóoree ne que nekk naa ci yoon lii mooy saharienne bi mooy saharienne patch maanaam nekkul benn couleur dañu jël ñaari couleurs yi patché ko ba pare soufflé ci ginnaaw ci ça coûte trop cher xale yi ay seer lañu xam nga ñoom li ñu xam mooy ay pain wala jean déchiré wala nangam kii su ma fàttaliku woon ndeysaan l'ancien président du Nigeria le général Yakubu woon xam naa boobu temps doom juddooguloo foo ko fekk ay saharienne lay dóor am na ci internet bi ay photo kilifa yu bari yoo xam ne da nga lay gis ñu dóor ay saharienne les lords anglais en général ay saharienne la ñuy faral di sol kii mooy saharienne te léegi dama ko tuddee léegi saharienne TBS waaw te waxtaan naa ak mon ami El Hadj Kébé mi nga xam ne moo koy ñaw qui a fait 30 ans en France di ñaw ci grande maison de couture yi bu ñibbisee Sénégal ne nag la France doy na moom may ñawal na ma ci 52 dina wane yëpp mais désormais bu ñu paree ci projet bi saharienne TBS lay tudd. D'accord Papa Thione kenn lañuy xaar Papa Thione takk ñaareel bon xam naa yow yaay 10e journaliste bu jigéen bu ko posé dama waxoon ne bés bu Kumba Gawlo amee jëkkër Baba Maal takk jabar Ismaïla Lo takk ñaareel ak kan laa waxante man président Macky Sall ba takk ñaareel. waaw nga takk ma takk ñaareel. ñu ngi lay jaajëfal tàggatoowal. di leen tàggatu
di leen gërëm ci teewaay bi yow itam maa ngi lay remercier ci déplacement bi parce que xam naa ne démb bi ngay ñëw sonn nga tu t'es couché trop tard mais jërëjëf ci teewaay bi maanaam góor baax na jigéen baax na comme on dit te am na benn woykat bu tudd Thione Seck bu woowee ne booy def ko la romb nga ne du waaja léegi waaja romb la te doo ko xam waaja nag mën naa nekk góor ku mën naa nekk jigéen merci beaucoup merci à vous jërëjëf merci.